benn waxtu jotati na ci télévision Futur Média mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg ak la ca gën a fës lu jëm ci élection locale yi ñu jàpp benn fan ci weeru décembre atum 2019 lu jëm ci wàllum caution di koppar yi nga xam ne ci bokk danañ ko joxe mu mel ni lépp leer na jëwriñ bu ñu dénk wàllum biir réew mi joxe na lu jëm ci wàllum caution yi fukki million ci municipal yi naka noonu itam ci départemental yi lu jëm ci parrainage bi benn ak genn wàll ci ponk daal duñu ko passé maanaam 1 ba 1,5% lu jëm ci militaires yi ak paramilitaires yi ñoom duñu parrainé beneen ponk itam ñu bën ko faram pàcce lu jëm ci wàllum carburant ak yokk gi ñi nga xam ne nag ñoom ñoo lëkkale ñii di syndicat libre yu Sénégal ñoom nag ñu jëm ci wàllum dem beeg dikk ba ñoo ca bari ñu ne nag lu jëm ci mbir mi daanu leen ci dégg ndaxte itam fi mu ne ni daal ñu ngi wax ci askan wi rek daal ne ci kanam tuuti dinañ indi seeni gis-gis ba ñu ca am foofee ca Ziguinchor la ñu fas yéene fekk kii di Boubacar Diassi Joseph Diap moom nag moo yore kadduk fédération boulanger yu Sénégal moo fas yéene nekk sunu gan sëñ bi Diap ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ci kanam tuuti daañu waxtaanee lu jëm ci mburu mi ak tolluwaay yi xam ngeen defe mu ne nii ña ngay am mbir yoo xam ne yëkkati nañ ko mu jëm ci wàllum mburu mi ak yokk gi dinañ ko yokk am déet lu nuy laam-laamee la ñoom itam ban taxawaay lañ cay am ñu ne grève du am xanaa kay taxawalandi liggéey bi ab diir loolu yëpp ci kanam tuuti daana ko faram-fàcce ca yooyu jamono diwaanu Kaolack ndangaan moom lu jëm ci wàllum mbënn mi askan wi nga xam ne mbënn mi da leen a sonal jamono ñuy àddoo ñu ngi ne tekk di xaar liggéey yi lañu bëgg nee ñu bàyyi daal di jël dogal yoo xam ne daanaka bu nu ko jëlee du indi saafara ci mbir mi ak coppite la ñuy sàkku ci ñu yore liggéey bi du jëm ci wàllum tàggat yaram daañu dem ci Égypte fekki fa Mamadou Ndiaye xam ngeen ne 8e de finale réewum Sénégal ak Ouganda ëllëg ci aljuma ji lañ ko fas yéene amal coach ñaari réew yooyee ku ne janoo nga ak taskatu xibaar yi Mamadou Ndiaye bokk ci télévision Futur Média yabal ca keer dinañ ci ànd ak moom li ci yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taax lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce. seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futur Média xibaaru diggu bëccëg gi dañ koy doore ak lu jëm ci wàllum wurus wa ñu doon wër foofee ca parc Niokolo-Koba te ña ko doon def teguñu ko ci yoon ñu tegoon leen loxo mu mel ni atte ba daanu na ki nga xam ne nag ab taskatub xabaar la di Boubacar Dembo Tamba naka noonu itam kii di maire bu Néné Fécha ak itam maire bu nga xamante ne si moom it mooy maire bu Tomborokoto dañ leen a mujjee bàyyi ñoom toppee su leen dara ki nga xam ne nag moom mooy moo ne ca direction gestion bu ressources yi wàllum ndox mi di moom dañ ko itam daal di koy tëj rek di colonel Amar Fall tëj nañ ko ñaari ati kaso naka noonu itam ku ñu naan Sultan Diop ñu leen doon tudd ci mbir mi keneen ku ñu naan Adama Diop benn atub kaso la tëdd capitaine ba itam di capitaine Maron juróom benn weeri kaso doomu Chine yi ñett lañu woon ñaari weer jàpp juróom benn weeri kaso lañu leen tëj dinañ ci dellu siwaat ci si ñeneen jataay xibaar gën koo yaatal ñu wax ci leneen muy lu jëm ci yokkub carburant bi fii ci réewum Sénégal kuréel gi di fédération démocratique des syndicats libres yu Sénégal ñoom nag ña ca ëpp ci ñoom ci dem beeg dikk bi la ñuy yëngu nee ñu nag fii ak bés yi nu dëkkmal rek dinañ jël kàddu wax ci mbir mi dige bi ñu ngi ko defee ci seen ndaje mu yaa mu doon amal ca Bignona ci teewaayu Boubacar Diassi. La hausse du prix du carburant à la pompe s'invite à l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal, composée notamment de syndicats du secteur du transport. Cette confédération promet d'apprécier la mesure avant de réagir s'il le faut. Nous allons d'ailleurs, dans un proche avenir, tenir nos instances, au niveau de nos instances, notre bureau confédéral élargi, pour nous prononcer de façon claire là-dessus. Malheureusement, c'est intervenu à un moment où le pouvoir d'achat des travailleurs se de jour en jour. Si on augmente le prix de l'essence,
il y aura des répercussions très. yokkute bi ñu yokk njëgu carburant yi daanaka responsable yu confédération démocratique des syndicats libres bu Sénégal te ay syndicat transport gën cee bëri jot nañ cee waxtaan ci seen ndaje gu mag bi ñu amal ca Bignona nee nañu sax dinañu toog saytu ko laata ñoo teg ay jéego su leen ko jaralee. bu demee nag ba am lu mel ni jokk essence ñëw bu soobee Yàlla ci fan yu néew dañ def suñu jotaay suñu bureau confédéral central prononcé ci de façon claire mais tey luñ ci mën a wax rek moo di yokk na ci essence transport dana yokku leneen dana yokku nañu fexe ba soppali jamono liggéeykat ci boppam ñu fexe ba yokk am bi yokk dundam yokk salaire pour mu mun a dund. parce que bu fekkente ne àdduna day avancé ñu ne bon économie bi moo laaj ñu yokk essence économie bi aussi laaj na kii liggéey ñu may ko jumtukaay may ko lu muy liggéeyee yokkal ko pour mu mun a dund ci dund bu rafet moom ak njabootam. syndicaliste yi profité ci seen gii daje gu yaatu ngir annoncé juddug syndicat bu bees ci secteur bu transport te mu tudd syndicat national des transports de proximité maanaam horaire te kii di Ousseynou Karamba Goudia bii jiite ko. damaa nekk fii nag ak sama position mooy. chauffeur avant tout surtout Casamance dafa am problème ci le plan transport ci feebar la bu gën a yées ci feebar mooy ci côté douane ci côté eaux et forêts ci côté gendarmerie ci côté militaire surtout barrage yi ngi def si yoon bi teg ay bant la plupart moo indi accident bi. waaye secrétaire administratif syndicat bu bees bii nee na ñoom su doon seen sago na nguur gi jàppale syndicat yu nekk ci suñum réew. ci wàllu subvention. c'est tout à fait normal parce qu'ils sont là pour les Sénégalais ils sont là pour. loolu kar lu war la ndaxte ñoo ngi fii pour askan wi ñoo ngi fii pour liggéeykat yi pour ñooñu am seen i àq ak yelleef kon nguur gi war naa mën gunge syndicat yi comme ni mu koy defee ak presse bi. pour les permettre au moins de pouvoir faire face à cette difficulté. ñu jàpp ni njiitu syndicaliste yu teew ca biir ndaje gu yaatu ñu ngi bàyyi ko ci lépp luy diiwaan ci Sénégal. Boubacar Diassi ñu sant la gërëm la dem ca diwaanu Thiès kaay wax lu jëm ci jàng ak jàngale ak baccalauréat atum 2019 te lycée Malick Sy bu Thiès jàngalekat yi toppatoo ñi nga xam ne dañoo silmaxa jamono ji dañoo mer ba futtu ne ñu liggéey ba metti na te joxe su leen ndàmpaay léeg-léeg sax ñu toog ca lycée ba suuf sedd te itam dara du lépp loo xamante ne si war nañ leen ko jox te defaluñ leen ko dàq ñu sax wan gannaaw loolu ñu naan ñaareelu tour dañuy dem ci diwaanu Thiès fekki fa Cheikh Anta Diop. jàngalekat yi ak liggéeykat yi nekk ci daara yi jàngal silmaxa yi ñoom jamono yi ñu ngi ci lycée Malick Sy bu Thiès di saytu ak corriger baccalauréat ñi nga xamante ne ñoom ñooy way laago yi dem ci jongante yi waaye nag jàngalekat yi nee nañ jamono yi di ci ay jafe-jafe yu tar la ñu nekk fii ci lycée Malick Sy bu Thiès. ci wàllu ndàmpaay état bi jàppale wuñu fii la ñu nekk ba 1h du matin ak soxna yi ñuy wàcc di ñibbi duñu am benn sécurité ñuy laaj nag ndàmpaay boobu ñuy jox professeurs yi correcteurs yi te yaakaar naa ne gën ñu ko yellool ñuy laaj fukki junni ndàmpaay ku ci nekk par jour et par transcripteur su ko defee ñu mën a def liggéey bi yàgg nañ ko def nag ndax ay patriote lañ xam nañ ne ay xale silmaxa la ñu yor moo tax ñu jàpp ci ba heure bi muñ nañ nag ba suñu muñukaay jeex. jàngalekat yi nag bokk ci syndicat unique des enseignants et travailleurs pour la personne handicapée ñoom ñu ngi sàkku kilifa yi ngànk wàllu njàng mi fii ci diwaanu Thiès ñu jóg indi ci pexe. bu ñu liggéeyee maanaam ba 1h du matin maanaam policiers yi ñoom bu ñu ñëwee ba 6h jot xale yi wàcc njàccaar yi pare nañ ci day mel ni policiers yi ñoom nekkuluñ Sénégal lu dul ñi nga xam ne ñooy gis ñun silmaxa yi ak ñi leen di jàngal fi la ñuy bàyyi ñoo xaj yi nga xam ne ñu ngi wëndeelu fii donc loolu tamit dafa war a jeex ñun ay sénégalais lañ ay patriotes lañ ñi ñuy def seen askan yi lañ koy defal. ngir sàkku na ci inspection d'académie bu Thiès ñu taxaw leen seeni mébét bu ñu ko defulee de ci examen ñaareelu tuuri baccalauréat yi ñoom sax nee nañ buñ sàgganul lu ñu ci bokk. lu toll ci fukki candidat ak ñeenti ay silmaxa ñu ngi sëgg fii ci centre d'examen lycée Malick Sy bu Thiès di amal seeni examen. Anta jërëjëf ñu jógee ci loolu ñu wax ci leneen muy nguur ak Sénégal mi fas yéene jël $1 milliard ak genn wàll teg ko ci taabal ji ngir nag rek gën a jàppale wala boog indi saafara ci jafe-jafe bi nga xam ne amoon na ci ay takk der yu ñu dàqoon ci atum 1987 kuréel ga leen lëkkale ñoom ne am nañu kontante ci mbir mi lool waaye nag fi mu ne nii seen xel xaw naa tey ci yeex gënu yeex léeg-léeg bu nu jëlee yi la dogal Mohamed Sambou ci ay leexal. fanweeri at ak benn gannaaw bañ leen jëlee ci administration policière bi seeni jafe-jafe nekk nag ci yoonu lu ñuy saafara ngir rek nguur bu Sénégal moo jël ab dogal ngir mottali lépp luy cotisation aju ci wàllu fonds national de retraite bu policier yi nga xamante ni si dañ leen raje ci 1987 ci jamono bi nga xamante ni si liggéeyuñu. loolu baax na dina tax ñu ci bëri am pension pleine
parce que sunu pension déjà pension police dañ ko wax te dee rek taxu ko demee noonu waaw par rapport à yeneen pension yi boole ci nag boo ko nar a am ci anam boo xam ne matalewul maanaam du pension pleine dafay tuuti donc pour nga mën a régler sa problème mu kër day xaw a jafe. donte ni sax dogal bu nguuru Sénégal jël nekk na lu leen neex waaye nag ñoom policiers yi bu ñu sañoon am lu ko ëpp. bu ñu sañoon li muy def jéego la boo xam ne ñoo ngi ko sant bu baax a baax waaye bu ko mënoon yokk maanaam mu prévoir loo xam ne genre ndàmpaay la parce que métit bi coono bi jafe-jafe yi et loolu kenn mënu ko fay kenn mënu ko réparer quoi di ko tubaab di wax c'est irréparable. ñoom ñuy nekk ay anciens fonctionnaires bu nguuru Sénégal dañuy am ay jafe-jafe ngir mën a saafara li ñuy dund li ko waral moo di li ñuy duppee lenteur administrative. problème bi kay mooy administration dafa yéex ay mbir waaw te ñun fi mu toll fii nu mu gaawee rek xeeb nañ ko waaw parce que yàgg na jëm nañu ci mag et cetera vraiment loolu daal war na gaaw a ñëw ñu seet ñu régler suñuy problème yu sew sewaan yi quoi parce que dëkk bi dafa xaw a métti nag. projet de loi de finances rectificative bu 2019 nekk na lu waral ñoom parlementaires yi ñu mën a dellusiwaat ci jafe-jafe yi nga xamante ni si policiers yi ñu rajo ci 1997 ñu ngi koy jànkoonteel. niñ leen ko waxee ci ponk xabaar yi sunu gan ak mburu mi ñu fas yéene waxtaanee muy Joseph Diap yore kàddu fédération nationale bi lëkkale boulanger yu Sénégal ginnaaw bi ñu la nuyuwaatee ñu ñëw rek ci mbir moomu tey jii bu fekkoon da ngay wax loolu ñu naan état actuel situation jamono ji lan la. waaw nga may ma nuyu Sénégal yëpp. ak ñi ñuy seetaan ak auditeurs u TFM yi nekk ci àdduna bi yëpp. di nuyu plus particulièrement sama mbokku boulanger yi. di leen jaajëfal di leen dolli di leen tatafal parce que xam naa ne métti na ci ñoom. nga may ma tuuti ma ñëw ci benn lu xewoon démb génn ci benn xibaar taskatu xibaar yi ñoo ko génne. ma bëggoon a wax ne fii loolu amul. parce que dañu ne am na benn collectif boulanger ak meunier yu dem giseeg njiitu réew mi pour ne ko mburu du yokku farine du yokku. waaye li ñu jotoon a def ak ministre bi dara avancé wu. non dinañ ñëw ci yooyu mu bëgg a jàpp ne loolu dara amu ci. voilà donc fi ñu toll nii tey. boo ko xoolee ci gannaaw ñaari weer yi passé amoon na fi lu ñu doon wax arrêt de production ngeen tudde ko grève. biñ ko defee premier ministre bi daal di ñu woo. parce que boobu jubóowu ñoo woon ak ministre bi après formation gouvernement bi. ñun la ministre bi fi toog tey njëkk a toogal. bi ñu demee jubóowuñu ak moom ci ay kàddu. ñu def arrêt de production premier ministre daal di ñu recevoir lu mat juróom-benn waxtu ñu waxtaan ak moom waxtaan bi débouché ci pour ñu dem toogaat ak ministre du commerce ak meunier yi maanaam borom usine farine ak consommaristes yi association consommateurs yi. waa ASCOSEN a ngi fa woon ak ñeneen. donc ñu signé benn protocole. protocole boobu boo ko seetee premier ministre moo ñu ne woon dem leen ngeen liggéey ci ñaari weer. ngeen xool problème yi nga xam ne moom la secteur boulanger yëpp di traversé. mooy protocole bi ngeen signé le 18 juin. voilà donc biñ ko defee ñu ñëw daje signé ko ci kanamu ministre bi ak ñii ma lay wax nii meunier yi moroom usine farine ak consommateur yi après ñu commencé liggéey. def commission bu mag boobu. daje nañu ñaari yoon après ñu tas ko ci ay sous commission. benn commission bi moo tuddoon commission réglementation. beneen commission bi tudd commission chargée de la structure du prix de la farine maanaam njëgu farine bi. beneen structure bi njëgu mburu mi. ñetti commission yi liggéey boo xoolee réunion yi ñu liggéey ci ñaari weer yépp toll na ci fukki réunion ak juróom-benn 16 réunion def nañ ko. à l'arrivée nag vraiment liggéey bu set wecc. lii ma bëgg a wax nii di ko wax sénégalais yi association consommateurs yi nga xam ne ñoom ñoo génn ci télé yeeg rajo yi di wax ba ñuy liggéey loolu ñu ngi toog ASCOSEN mu nga fa woon toog lu ñu wax mu teggi teg fële ba ñu eggee ca cappaandaw ba ñu mujj d'accord. acca rek ñu wax ci situation bi rapidement parce que mbir yi daf ñoo question yi dafa xaw a bari léegi fan ngeen mujjee ci seen commission boobu ngeen taxawaloon ndax dialogue bi dafa continuer rupture dafa am parce que ñu ngi dégg ñu naan mbir mi dafa tagga témbe. effectivement rupture dafa am. lu waral rupture bi ak ci kan la jógee. rupture bi li ko waral mooy bi ñu liggéeyee ba pare ñu war a dem plénière ñu ñëw plénière daje présenter travaux ñetti commission yépp mu jàll plénière. ñu dem pour def restitution bi ak ministre bi Diamniadio ci bureau bi ñu egsee ñun ñëpp ñi ma lay wax encore technicien ministère du commerce ñëw toog meunier yi ñëw toog
consommateurs yi association consommateur yëpp ñëw toog boulanger yi ñëpp toog ñu tegal ministre bi liggéey bi ñu liggéeyoon ci ñaari weer yi foofu li ñu gën a naqari mooy bi ñu nekkee di def restitution li tubaab naan di jébbal ministre bi kàddu liggéey bi ñu liggéey ministre bi génn na dem waxtu yàlla dellu si bi mu dellusee fekk ñu ngi continuer woyal travaux yi encore ndekete boobu ñu nekkee foofu di def loolu di jébbal liggéey bi ndekete ministre bi génn na ci benn journal wax ne mburu du yokku wax lu ko neex maanaam te jëlul liggéey bi nga xam ne def nañ ko ci ñaari weeru yàlla ñun ay magum jëm ay responsable moo indi rupture bi. du loolu rek bi ñu ñëwee rupture bi li ko gën a indi mooy lii ma la wax nii mooy résultat yi nga xam ne trouvé nañ ko résultat yooyu mooy lan réglementation bi moo nekk nii rapidement waaw yaa ngi dégg réglementation mu ngi nii am na décret projet de décret bu ñu war a jox président de la république mu signé ko mu ngi nii lii mooy structure prix de pain boo ko xoolee li nga xam ne moo nekk ci lii tax mburu am maanaam location boulangerie bi personnel bi charge yëpp mu ngi nii biñ ko defee ñu egsi ci 0,95 ministère du commerce moom moo yebal ay agents yam des agents assermentés ñu dem càmbar yi nga xam ne moo nekk ci boulanger yi yëpp biñ ko indee ñun itam ñu def ñun ñu ngi trouvé woon 1,05 ñoom ñu trouvé 0,95 ci kanamu encore une fois Ascosen Imam Sarr ak meññee yëpp léegi bi ñu ñëwee ñu d'accord ci 0,95 ñun ñu mujjee rangé wu seen gannaaw d'accord mais ñoom tey 0,95 boobu la ñu bañ a eggee askan wi ne leen gramme farine bi 0,95 la war a jar loolu mooy problème bi nga xam ne moo dox suñu diggante ak ñoom loolu moo indi jafe-jafe moo indi jafe-jafe d'accord léegi ngeen jël ab dogal ne bu fekkee ni rek solution amul dañoo fas yéene taxawal bien sûr production ku mënatul dem nga taxaw ku mënatul dem nga taxaw et puis mënuñu comprendre nga liggéey ñaari weeru yàlla ñu ñëw ñu ne la liggéey boobu nga liggéey dara baaxu ci bi ñu ñëwee ministre bi ne waaw liggéey bi ngeen liggéey bu ma sañoon ngeen yokkaat ci fukki fan ak juróom fan ngeen toll ci mbir mi arrêt de production bi kañ ngeen ko jàpp wala am na négociation yu ñuy dox yoo xam ne pour loolu bañ a am fi mu nekk nii am waxu président de la république lañ bëgg a toogal defal ko état des lieux expliquer ko lan mooy suñu ay jafe-jafe parce que ñun ñëpp moo ñu bokk njaboote ñun ay sénégalais lañ premier ministre wax ju rafet la ñu waxoon ci loolu lañ doon dox dafa ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ay sénégalais lañ dem leen ngeen toog ñaari weer ngeen liggéey càmbar problème yi nekk ci wàllu mbulañse yëpp lu ngeen daje bu ngeen ñëwee toog ñu waxtaan ak askan wi loolu lañ def ñun ndax askan wi mën naa jàpp ne yokk mën naa bañ a am ci mburu mi non xam nga yokk c'est trop dire ñun li ñuy wax gramme farine bi xam nga tey waaw mais askan bi xam nga ñoom ñi lay seetaan gramme farine beeg yooyu am na mën na compliqué ci ñoom li ñu bëggoon a xam mooy ndax négociation yi mën na aboutir ba yokk bañ a am wala forcément yokk dina mais loolu état bi la xam nga boo liggéeyloo ay lint ñu ñëw balaa di la jox liggéey bi ñu liggéey mais nangul ñu jox la liggéey bi ñu liggéey ba pare looy am di ko wax nga mais nga dem xaaragoo ñu jox la liggéey bi nga génn wax li la neex loolu mooy yow li ñu liggéey intéressé wu la mooy boulanger yi intéressé wu la loolu lay nirool d'accord ndax ak hausse carburant bi ñuy wax du ñëw yokk ci xar mi karaw voilà mu ngi noonu xam nga tey ñun structure bi nga xam ne def nañ ko dañuy liggéeyee gasoil di liggéeyee essence mais yokkute bu bees bii am ci wàllu gasoil bi ak yëpp mais ñun dugaluñ ko ça veut dire que tey buñ ko dugalee mais day jalgati prix bi li tax may wax loolu te di ko dëgëral économiste yëpp nee nañu yokku carburant bi noo def mu am impact ci affaire boulangerie ak yeneen kon tey ñun 0,95 boobu boo ko xoolee gars yi fekk si nañ ci buñ ko damaatee sàmbaraat ko noo def day fekk si 1,05 bi nga xam ne ñun moom lañ trouvé woon dañu ne ñun li ñu wax dafa yomb xam nga gramme bi mu ngi jar 0,78 booboog léegi juróomi at la xaw ma ñaata at mais juróomi at ak léegi li fi yokk bëri na ñun toog nañu càmbar nañ ko nee nañu gramme farine léegi 0,95 encore une fois ministère bi moo yebal ay agents yam assermenté ci kanamu ñi ma lay wax consommateurs yépp ñu taxaw fekke ko ak ñun ak borom usine farine ñu d'accord ci loolu nañ génn wax ak askan wi léegi boo buggee mburu fukki dërëm nga am ko boo buggee mburu 100 francs nga am ko boo buggee mburu 150 nga am ko boo buggee mburu 175 nga am ko boo buggee mburu 200 nga am ko te loolu li ma ciy yokk pourquoi ñuy nangu ñeneen di jaayee mburu 300 fii ci dëkk bi am na ñuy jaayee mburu téeméer am na région yoo xam ne mburu ba 175 la fay jar te lii ñu trouvé tey boo ko xoolee 0,95 bi ça veut dire que mburu bi ñuy jaayee fanweer tey ñu ngi ko war a jaayee 180 francs
mais loolu yëpp waxtaan moo koy lal. te ñu am na ñoo xam ne dañ ci mburu 150 bi sax qualité bi dafa xaw a des. mais xam nga loolu du ma ko weddi xam nga lu tax parce que boulanger yi dañoo gàddu ci seen loos loo xam ne mënatuñ ko loolu état bi moo ñu ci mën a génne nu ñu ciy génne mooy waxtaan gis nga règlement bii moom la état bi waroon a xool décret bi ñu signé ko. si toutefois état bi recevoir leen yéen lan mooy xewaat. non waxtaan il faut que ñu waxtaan. xam nga bu fekkee ne dañoo ñëw ñu ne ñu li ngeen liggéey ci ñaari weer yëpp dara baaxu ci. loolu lay nirool de. d'accord dem leen. léegi arrêt production bi kañ ngeen ko jàpp wala jàppagu leen ko. fi mu nekk nii suba am nañu conférence de presse ci conférence de presse bi la ñuy waxee qu'est-ce qu'il faut. dinañ won Sénégalais yi liggéey bi ñu liggéey ci ñaari weer yépp teg ko ci table bi ñu xam lan moo nekk ci mbir mi. encore une fois ñun nekkuñu fi pour indi ay problème nekkuñu fi pour ne gasoil bi dafa yokku wala carburant bi dafa yokku dañu bëgg a yokku mburu boo ko xoolee problème bi dafa yàgg trop ci gannaaw. bu ñu Sénégalais yi jàppee ne dañuy def lu ñu neex defuñu lu ñu neex ci réew mi lañ dëkk. créer fi ay emploi am fi ay soxna am fi ay doom ni ngeen di dundee yéen noonu la ñuy dundee kon waruñu seetaan ñi bàyyi ñii. loolu mooy problème bi. loolu nga jàpp. waaw léegi ndax fi mu ne nii kon dialogue am na diggante ñi ji association boulanger yu Sénégal ak seen i ñi ngeen àndal ak ñi nga xam ne ñooy autorités yi. ñun dañoo daggal dialogue bi suñu diggante ak ministre bi. dañoo toog ne ministre bi li mu def. mënu liggéeyloo ñu ñaari weer ñu ñëw toog. xam na mu ne loolu baaxul. ndax dina yombal liggéey bu fekkee da ngeen parce que waxtaan ñaari koy seq bu leen daggalee ci ministre ku nekk xam na ne moom moo nekkoon intermédiaire moom la ñu woowee tutelle. mais fi mu nekk nii président de la république la ñu bëgg mu arbitrer ñu yëgal ko lan moo xew parce que premier ministre bi ñu amee problème ak ministre bi premier ministre moo ñu woo ci turu président de la république ne président nee na nañu régler problème bi parce que yéen ñëpp moo leen bokk njabote waaw bu ñu nangulul ñii kay nañu nangul ñële bu ñu nangulee ñii nañu nangul ñële loolu mooy problème bi président daal ngeen bëgg a jokkool président la ñu bëgg a jokkool expliquer ko wax ko lan mooy suñu problème jaajëf waaw merci beaucoup ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm may fàttali ñi ngi doon dalal Joseph Diap yore kaddu fédération nationale boulanger yu Sénégal ñu doon wax ci mburu mi ak tolluwaay bi ak jamono ji xam ngeen ne ñu ngi doon dégg ni mu ko waxee ñuy sàkku rek njiitu réew bu Sénégal dalal leen ndax lu jëm ci mburu mi ak garaamu farine bi ñu ne fi mu ne nii dafa am coppite kon faaw ñu xoolaat lu ko mooy dinañ taxawal liggéey bi muy loolu ñu naan arrêt de production ci ab diir ñu wéyal xibaaru diggu bëccëg gi wax ci leneen mu jëm ci wàllum mbayam tamaate fële ca vallée bu Sénégal li ñu nemmeeku rek mooy lu jëm ci mbir moomee dañoo gis ne ak yokkute da caa am ca boobile liggéey bu nu ko méngalee ak ñetti at yu mujj yi ñoom nag liggéeykat yooyee ñu ne daal bu nu xoolee yokkute gi am na solo ndax ñi ngi naan téeméer boo jël sax juróom-ñaar fukk ba ak juróom-benn toll na ci dañ ci ànd ak Ousseynou Diop ak Habib Seck. baykatu tomate yi nekk ci diwaanu Ndar Géej xayma liggéey bi nga xamante ni def nañ ko ren jile ci juróom-ñett fukki junni tonnu tomate yi nga xamante ni ren jile bëggoon nañ ko am la ñu mujjee mooy juróom-benn fukki junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñu ni loolee baax na bu fekkee ni comparé nañ ko ak at yi ñu génn. parce que ñetti at yi passé wuñu sax 50 000 tonnes kon ren yàlla dogal na dépassé nañu plus de 60 000 tonnes te loolu dafay firndeel ni rek taxawaay bi nga xamante ni am nañ ko loolu moo génne lii. loolu nag li ko jiitu mooy d'abord dafa am benn conseil interministériel bi nga xamante ni président de la république moo ko sasoon premier ministre am ni dama bëgg nga taxaw ci pour filière tomate am fu mu jëm. ñoom baykat yi seen i jafe-jafe yi gënoon a tar ren jile bokk na ci industriel yi nañu ñàkkee jël si tomate bi ba tax yenn yi yàqu waaye tamit feebar bi la ñu duppee maladie bactériose. koy bare na parce que ren aussi il faut le reconnaître tomate bu bare yàqu na ci tool yi te li ko waral mooy tomate bi dafa ñorandoo industriel yi mënuñu ko dindinoo te loolu dafa indi lu yàqu-yàqu bu bare. waaw loolu moom mooy li nga xamante ne daal vraiment constaté nañ ko mu xaw a metti ci bi nga xamante ni dañ ko tuddee bactériose mi ngi ci juróom wala juróom-benn at yu nga xamante ne at mu ne wax dëgg yàlla dafay feeñ ci tool yi yàq lu bare ci juróom-benn fukki junni tonnes yi nga xamante ni nag am nañ ko ak lu teg directeur général bu SAED nee na mënoon nañ ko weesu ndaxte état bi am na liggéey bu mucc ayib boo xamante ni def na ko ren jile. dëgg la baax nañu buñ ko xoolee par rapport ak yu daaw yi moom li ñu bay ren li ñu produire ren moom moo gën bari waaye yaakaar naa mënoon nañu aussi dépasser loolu juróom-benn fukki junni tonne donc tomate la ñu évacué donc des na presque lu toll ak ñaar fukki junni yi nga xam ne presque évacué wuñ ko loolu nag mënoon nañ ko def ba pare dépassé lu toll loolu sax parce que bu ñu xoolee année yi wees demoon mosoon nañ fi am 100 000 tonnes. ñoom baykatu tomate yi lée nee nañu Sénégal fi ñu toll ci bayum tomate mën nañ ko weesu waaye nag ñu ngay ñaan ñi nga xamante ni ñooy industriel yi la ñu digle woon a ñoom ñu koy respecté.
Ousseynou Diop ñu sant la gërëm la wéyal xibaaru diggu bëccëg gi mbokk yaa nañ ko waxee ca ponk ya ca diwaanu Saalum moom mbënn ma ak gox ya muy laal fi mu ne nii daal lu jëm ci wàllum diggé yi nga xam ne jël nañ ko seen xel tey na ca la ñu nimmeeku ñoom ñuy loru ci mbënn mi at mu jot ca diwaanu Saalum mooy dogal bi bu nu ko jëlee ak matukaay yi cay topp léeg-léeg jafe-jafe lay jur maanaam at mu ne la ñu waxoon la ñuy waxaat te terewul duñu gis benn yoon saafara Ibrahima Diamé la ñuy fekk Saalum jàpp Ndukumaan. doxum nemmeeku bi nga xamante ni comité de gestion des inondations ci commune bu Kaolack ci njiitalu préfet def na ko ci bërëb yi nga xam ni fa la mbënn mi di gën di sonal askan wi nag ñoom askan wi seen bopp seen gis-gis da ci wute ñenn ñi jàpp ne mën nañ ci am yaakaar waaye ñeneen ñi jàpp ne warul doon rek comme nuñ koy defee at bu jot ñëw def seen promesse te du am benn saafara. am naa ci mbégte agum damaa yaakaar rek jusqu'à la preuve du contraire ba maa ngi gis yi la ñuy defi maa ngi yaakaar ne la fi nekkoon rek ay nekk. ci quartier Ndorong Sadaga ak ci yeneen quartier yu bëri bu taw bi wante rek coono askan wi dikk na. dund bu métti li ko dalee fii booba ngay yegg comment dire presque Touba Kaolack kenn du jàll dig la ñuy def il faut passer de l'autre côté. at bu jot ndoxu taw yi génne leen seeni kër te pourtant moo ne de am nañ ay solution définitive yu nga xamante ne dañ koy préconiser. solution bi wax naa ko waxaat ko du nekkee ne mënu na. gas angle sadi teg ay tuyau mu jàll ca tuyau ba en attendant que seen tuyau bi ñëw en attendant que seen wax naa leen ko waxaat leen ko léegi nee nañ ñu ngi étudier. quartier Ndorong ak Xaaxun bokk ci fukk ak benn quartier yu nga xamante ni ñoom la mbënn mi gën a sonal donte nag ren jile ci quartier Xaaxun boobule gis nañ ay bassin de rétention yu bees yuñ fa tabax ñuy xaarandi rek ndax daañu mën a capter ndoxu taw yi nga xamante ne ñooy génnee askan wi seen kër at bu jot. aywa ñu desandi ba tey ci mbir moomee gannaaw itam ba taw bu njëkk wàccee ci diwaanu Saloum comité ba nu denk lu jëm ci toppatoo ba nu mi ak lu soxal nawet bi dem nañu nag nemmeeku ji fukki gox ak benn yi nga xamante ni sax mbir mi da leen di laal ca diwaan ba la ñu gis rek ka ko jiite di préfet ba ne daal lu jëm ci wàllum mbir mi soxla nañu itam yokkal leen ca la ñuy liggéeyee Ahmed Tidiane Thiaw di préfet bu diwaanu Kaolack la ñuy teew lu jiite itam comité gestion bi toppatoo lépp lu jëm ci wàllum mbënn mi ca diwaan ba. jógoon ànd ak ñi nga xamante ne ñi ñooy bànqaas bi ñu tuddee comité de prévention et de gestion des inondations benn kuréel la rek bu nga xam ne gannaaw nawet su amee ndox mi dafay sonnal njaboot yi sonnal dëkkandoo yi dañoo war a fagaru wolof moo ni xobbiku balaa ngay lakkale loolu moo waral tey ñu bëgg a njëkkalante ak nawet gi donte sax sunu borom yabal na tuuti ndox di ko ci sant di ko ñaan mu dolli mu doy te bañ a yàq ñu jógoon nag ngir mën a dogaale loolu mi ngi bawoo nag ndax luy am la at bu ne looloo tax gan gi comme gan gu ñu miin la duñ ko bàyyi mu bett ñu dañu koy dogaale loolu nag la muy laaj ci jumtiwaay bés ni ki tey ñu lëngoo ak sunu mbokki sapeur pompier yi ñi ngi tàmbalee gox bu ci ne barab bu ci ne lañ fa war a teg ñu teg ko fa waaye nag waxuñu rek pour wax mbir dafay toll foo xam ne war na noo mën a xoolante ci bët waxante dëgg waxuñu ak yéen pour di leen dig loo xam ne mënuñu ko li nu man lan leen di wax li nu amit lan leen di wax li nu am mooy li ma wax lii ci wàllu nag manqu yee am na loo xamante ne nii des na amaguñ ko ay ndaw lanu nag danoo am ay kilifa lenn lu ci ne kilifa bi nga xamante ne nii moom la ko yàlla dénk ci réew mi lañu soxla dana dugg ci noppam. aywa ñu wéyal xibaar yi wax ba tey ci biir réew mi ca diwaanu Fatick moom gaal yu yees yi ñu doon wane fii ren des na ko fas yéene tàmbali koo jëfandikoo ndax société ba koy liggéey fësal na programme bi ko soxal Aminata Goudiaby lañ ci àndal ak Fally Gueye. nguuru Sénégal nag dafa taxaw ngir rek wàññi accident yi nga xam ne moom la ñuy nemmeeku ci biir géej gi rawatina ci gox yi nga xam ne ñoom ñoo féete ci île yi ci région bu Fatick ñu ni nag ay gaal yu moderne yoo xam ne fibre de verre lay doon bu yàggul dara daañu ko yóbbu ci île yooyu lee ñuy assurer le transport askan wi. d'abord pour aar suñu bakkan la ñun ñu ciy tukki ku nekk mën nga jóg tey am soxla ci île yi comme donc ni nit ñi di jógee Fatick fii di dem Bambey wala di dem Mbour
war nañ ko mën a jógee waa île yi war nañ mën a jógee benn île dem ci beneen île te duñ am benn jafe-jafe liñ leen di won aussi beneen avantage bi mooy fibre de verre moom bokkul ak bant parce que moom ndox du ko dugg dëgër na te du suux loolu beneen mbir la ba pare itam mën na dund ay ati at mën na fi am juróom fukki at. programme bi nga xam ne moom la ñu tëral mu jëm ci xeeti gaal yu bees yooyu nag ñi ngi ko doon présenté élus locaux yi pêcheurs yi ak itam charpentiers yi nga xam ne ñoom ñooy faral di defar gaalu dénk yi mu di nag ab réunion boo xam ne gouverneur bu Fatick moom moo ko jiite woon. bu ma jëlee tey ji région de Fatick bi ñu nekk li ci am mooy ne ci at yi weesu dafa amoon lu métti lu fi amoon muy la xewoon ca Bettenty mu doon loo xamante ni ñëpp ñoo ko doon naqarlu ay jigéen ñoo ci ñàkkoon seeni bakkan bàyyi fi ay xale waaye tey jii bu fekkante ni loolu dafa am te ñoom ñu nekkoon ci ay embarcation tey jii bu état bi taxawee pour jàppale embarcation yi mu gën a am sécurité defe naa état bi kon mi ngi aw def lu am solo. ñi nga xam ne nag ñoom ñooy defar gaalu dénk yi tañ leen di woowee ay charpentier wane nañu seen i tiitaange jëm ci ëllëgu seen métier boobule waaye nag dalal nañu seen xel. suñ partenaire dañoo signé ak ñoom benn këyit boo xam ne dañ leen ne bu ngeen di jël ñi ngeen di njëkk a jël mooy charpentier yi mais ñu wane ne itam liggéeyu charpentier mënul xëy rek fay tey parce que li ñu war a defar ci gaal dafa bariwaay boo xam ne tey ñaar fukki at sax taxul mu pare kon mën nañ ne métier bi menacé wuñ ko. njëgu pirogue en fibre de verre yooyu nag kilifa yi nanguwuñ ci àddu waaye nag li ñu jot a wax ne moom lañ koy liggéeyee mooy wane ni njëg gi du ko tax a yomb. Aminata Goudiaby ñu sant la gërëm la lu ñu leen ko waxee woon ci bopp xabaar yi lu jëm nag ci élection locale yi ñu jàpp benn fan ci weeru décembre atum 2019 mu mel ne lu jëm ci caution bi jëwriñ bi ñu dénk lu aju ci biir réew mi daal di Nguy Ndiaye fañ ko doon xaar itam ñëw na fa ngeen baal ma joxe lu jëm ci koppar yi fukki million ci municipal fukki million itam ci départemental lu jëm ci parrainage bi la mu soxal téeméer boo jël benn wala benn poñ bu tombal genn wàll lu jëm nag ci militaire ak paramilitaire lii di parrainage bi soxalu leen Chérif Dia caay leexal. dogal ba daanu léegi ku bëgg a bokk ci élection municipale yi faaw rek nga joxe caution bu fukki million ku bëgg a bokk it ci élection départementale yi koppar yu ni mel ngay génnee buñ sukkandikoo ci arrêté bu ministre de l'intérieur mu sukkandiku rek ci disposition article 243 ak article 279 bu code électoral Aly Ngouille Ndiaye yamul foofu ndax génn na beneen arrêté boo xamante ne rek day indi ay leeral ci parrainage yi ak tamit fiche bi nga xamante ne ñi bëgg a bokk ci ñaari xeetu élection yooyu moom la ñu génnee élection yooyu gën gaa néew 1% kon ci ñi bind ci fichier bi ngay daal di amal ca département ba wala ca commune ba gën gaa bëri it nga daal di indi 1,5% ci ay électeurs buñ sukkandikoo ba léegi ci article 7 bu arrêté bu ministre bi nga xamante ni ci alinéa 2 bi dikkaat na it ci ni nga xamante ni daal moom la ñu amalee boobu parrainage bu dee ci département bi gën gaa néew it xaaju commune yi daal faaw rek fu ci nekk nga mën faa am parrain buñ sukkandikoo ci boobee arrêté buñ jëlee misaalu département bu Rufisque nga xamante ni moom rek moo fi conseil départemental ci Ndakaaru ngir bokk ci yooyu élection faaw rek nga daal di indi 3835 parrain gën gaa bari gën gaa néew nga indi 2557 parrain département bu Rufisque ngir bokk ca it candidat yi nag danañ dem ci fukk ak ñaari commune yoo xamante ni daal ñoom ñoo nekk kon ci région bu Ndakaaru bu dee it ci élection municipale yi loolu la gën gaa néew 1% la gën gaa bëri 1,5% ku bëgg a xëccoo commune bu Parcelles Assainies gën gaa néew di nga indi 963 signatures gën gaa bëri nga indi 1444 signatures ñuy fàttali ne ci élection yi militaires yi ak paramilitaires yi moom duñ pare ne kenn buñ sukkandikoo ci article L275 bu code électoral. tàggat yaram dañu koy dooree ak lii di Coupe d'Afrique des Nations 8e de finale yi ëllëg ci aljuma ji Sénégal dina tase ak Ouganda ñoom nag ñaari sélectionneurs yi kenn ku nekk daal def jàkkaarloo nga ak taskatu xibaar yi niñ ko baaxoo di def saa su ne Mamadou Ndiaye ñu bàyyi la nuyoo bi.
jërëjëf Fati nuyu naa la comme ni nga ko gisee ñi ngi fii ci stade bu international bu Caire fii nga xamante ni Sénégal suba fii la fas yéene jàkkaarloo ko Ouganda stade bi nag gis nga ko ñu ngi koy waajal di ko rafetal nga defaraat pour waajal match suba bi nga xam ne am na solo lool mu nekk 8e de finale lu CAN 2019 stade bi nag 75 000 places lay def bokk na ci stade yu gën a yaatu fii ci Caire bokkul ak stade bi nga xamante ne mooy stade 30 juin bi Sénégal doon amalee match de poulam yi fii nag fii la Ouganda amalee match de poulam yëpp moo tax tey jii sax ci ñaari sélectionneurs yi ki ci mel ni Aliou Cissé ak ki nga xamante ni mooy Sébastien Desabre ñëwaat nañu ci match bi ak solos match bi nga xamante ni suba am na ko ci 8e de finale bi moom mi nga xamante ni mooy sélectionneur bu Ouganda li mu njëkk a wax xamle ko moo di ragalul équipe nationale bu Sénégal te loolu fas yéene na koo wane suba Aliou Cissé nag tontu ko dafa ne xalaatam la wax waaye leneen li ci gën a am solo moom effectif am bi nga xamante ne mooy gaañu yeeg yi fi doon am temps yi ci tanière bi dina récupérer waat ñeneen ñi nga xamante ni ñoo amoon ay gaañu te tey ci ngoon sax ci entraînement bi dina xam ba xam ndax ñooñu dinañ mën a bokk ci match suba bi mën nañ déglu ñaari sélectionneurs yi ñoom ñi nga xamante ni tey ñoo doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi te ñëwaat. Oui, forcément, on craint aucun adversaire en fait. Bon ñun moom ragaluñu kenn ragaluñu benn équipe 11 joueurs ñooy dugg ci terrain bi 11 joueurs la ñuy doon bu ñu xasee ba dugg ñoom ñëpp dañuy ñefe donte dañuy respecté bu baax Sénégal xam nañ ni équipe bu mag la ay dafa bari ay individualité am entraîneur bu mag ñoom ñoo ñu ëpp doole mën nañ ko jàpp loolu lu am la lu ma gëm la waaye li ñu gën a gëm mooy ragaluñu ko ragaluñu ko buñ ko ragaloon du ñu dem dajeek Congo gagné ko. dajeek Égypte nga xamante ne moo ñu gagné waaye ñu joué fa match bu mag ñun nag motivé nañu te dinañ teg suñu moyens yëpp def suñuy argument ba mën a gagné Sénégal ci match suba bi. Essayer d'être à son niveau pour pouvoir les battre. waaw mais loolu gis-gisam la rek waxu kii la rek waxu presse la rek mais comme ni ma ko waxee c'est que. tey ci niveau football bi nekk nii niveau 8e de finale yi mën naa wax ni que quart de finale yi nañ ne ñëpp di xëccoo donc gëm naa ni tamit mbër buy dem ci géew bi du ne ni mu tudd dafa ragal donc mais ñun tamit pare nañ match bi bu baax. waaw tey bu ñu waree xool joueurs yoo xam ne war nañ dellu si ci groupe bi mën naa wax ni que Salif Sané entraîné na démb. Sabali tamit entraîné na démb normalement je pense que tey ci midi bi nii incha allah laa war a def point bi ak staff médical bi waaye am nañ ci yaakaar bu baax a baax que Salif mën na dellu si Sabali tam mën na dellu si incha allah. mi ngi noonu loolu moo nekkoon tey moo fi amoon tey ci conférence de presse d'avant match bi ci diggante Aliou Cissé ak moom mi nga xamante ni mooy sélectionneur bu équipe nationale bu Sénégal ak Sébastien Desabre moom français bi moom tamit moom nga xamante ni moo yor équipe bu Ouganda mu nar a nekk match bu am solo ñu koy xaar suba fii ci bu 21h jotee fii ci Caire fii ci stade international bu Caire 19h foofu ci Dakar Sénégal Ouganda mu nar a nekk match couperé maanaam match bi nga xamante ni 8e de finale la kuñ ci dóor rek nga daal di pare ci Coupe d'Afrique des Nations Fati maa ngi lay delloo antenne bi. sant la gërëm la Sénégal Ouganda 8e de finale ëllëg ci aljuma ji bu juróom-ñaari waxtu jotee fii ci Sénégal ak li ko wër ñu jaajëfal ko bu baax moom Mamadou Ndiaye Mor Xarma Ahmed Niang desandi ak ñoom ci nataal bi ñu ñuy xamale ak ñu naan Babacar Khalifa Ndiaye taskatu xibaar la xam-xama màcc jëm ci wàllum tàggat yaram fukkeelu CAN ak juróom mu koy teewe moom taskatu xibaar bi moo ne day retraité na waaye quotidien bi di Le Soleil dana ko woowaat ngir mu gunge taskatu xibaar yi ko gën a féete ndaw di dem ki ñu xamale ak ñoom di sunu ndaw yanu yebal ca Égypte. mu bokk ci journaliste yu ëpp expérience turam ñu xamee ko Babacar Khalifa Ndiaye moom journaliste bi jaar ci quotidien bi di Soleil jàngee fële ci CESTI moom mi ngi teewee fukki ak juróomeelu Coupe d'Afrique des Nations mu nekk lu yombul am ci métier bi. depuis 90 la première fois 90 la woon boobu Algérie la woon boobu ba léegi benn kan la manqué mooy bu 96 ba amoon Afrique du Sud mais sinon 98 Sénégal qualifié wul woon au Burkina demoon na 2010 aussi Sénégal qualifié wul woon en Angola demoon na ak Afrique du Sud en 2013. gannaaw xam-xam beeg at yi mu def ci journaliste sportif fii ci Sénégal moom Babacar Khalifa Ndiaye am yëg-yëgu génnee benn livre bu muy duppee suñu gaynde yi lan moo tax ba tey gagné guñu Coupe d'Afrique des Nations. livre bi aussi bon comme je dis depuis 86 ba léegi Sénégal dafay dem ay CAN du gagné lan moo tax du gagné loolu bon bind nañ ci wax nañ ci en tant que journaliste
mais nag dama ni woon balaa ñuy ñëw ci CAN bi que jot na ñu dem seeti joueurs yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekkoon ñooy ndeyu mbili ñoom ñooy football sur le terrain ak dirigeants yi leen di ànd yi leen di tàggat ànd ak ñoom ci compétition yi ak ministre yi leen di mettre dans de bonnes conditions pour xool ñoom lan lañ def ak lan lañ yaakaar ñoom à leur niveau que moo tax ba léegi Sénégal mënul gagné. ba mu jëlee retraite ak léegi yàggul dara mu des tuuti ay weer rek moom doomu Bargny bi nekkit koo xamante ni ku ñu respecté lool ci métier bi la jaar ci quotidien bi di Soleil national looloo waral waa Soleil tax ko mu jiite délégation bi ñëw fii ci Caire ngir couvrir li nga xamante ni mooy Coupe d'Afrique des Nations. expérience bi moom je me dis que dafay mel na prolongement li ñuy def ci dëkk ba rek quoi parce que soo nekkee dëkk ba da ngay liggéey joxe sa kéemtalaayu kattan fii aussi c'est pareil sauf que fii peut-être événement la boo xamante ne bon adduna bi yëpp la intéressé donc forcément da ngay liggéey bi dafay gën bëri dafay gën metti. CAN 2019 bi nekk fukkeelu CANam ak juróom ñu jàpp ñi moo nar a nekk CAN bi mujj ci moom doomu Lebu bi jàngee fële ca CESTI nekk fa it tey formateur fu ca CESTI dina nekk ki nga xamante ni waa confédération africaine bu football fas yéene nañ ko takkar raaya ren ngir liggéey bu rafet bi mu amal ci football africain. Babacar Khalifa Ndiaye taskatu xibaar doon itam jàngalekat aywa ñëw nañ ci ponk bu mujj li ci yéen kaay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ñeenti weer ak lu tekk ba mu duma yu Touba ak léegi journal Le Témoin nee nañu Macky Sall mujj na tegaat tànkam Touba enfin démb la fa gontoon weeru février la fa gëjoon ba mu demee démb gise na ak xalifa général des mourides mu di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ba xamal ko ne ko yittee jamono ak ñàkk jot ndax yi tukki yu mu doon def moo taxoon boobee ba léegi ñëwul ci diwaanu Touba Mbacké La Tribune nañu moom président Macky Sall waxi dialogue moo ko yóbboon ca Touba moom la doon waxtaane ji ak Serigne bi sàkku na ci moom ay ñaan ngir jàmmakuk dal am ci Sénégal fàttali na Serigne bi ne moom Macky Sall en tant que président de la République waru garam mooy mu waggar ci réew mi nee na ko it li mu bëgg mooy mboolem ñi seq réew mi mu di les forces vives de la nation ñun ñëpp ñu déggoo ci kawe kàddu ba ak réeroo du am li am ci xët mu njëkk l'Observateur nganuk Macky Sall gi woon démb ci Touba bokk na ci ubbil journal bi Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des mourides wax na président Macky Sall démb li tax mu ko doon ñaanal ngir bëggoon mu faluwaat nee na ko bi ma toogagul ci xilaafa gi sax da nga maa joxoon cër moo tax sax faluwaat ma jëloon lépp teg ko ci loxoy Serigne Touba te Serigne bi defal na ma ko ci xët mu njëkk Soleil national ñu mën faa jàngee lan ci kàddu yu tukkee ci xalifa général des mourides mu di li mu ne Macky Sall samay mbir ak say mbir yépp dénk naa ko Serigne Touba ci Le Quotidien mu ne fa président li ma doon ñaan yàlla defal na ma ko mu di nga faluwaat Vox Populi nañu xalifa bi xamal na Macky Sall ne ko dama laa ameeloon bor te bor boobee Serigne Touba fayal na ma ko bi mu la mayee ndam ci wote yi weesu président Macky Sall ne ko dénk gi nga ma dénk Serigne Touba ump ma benn yoon ndax gañe naa élection yi te coow jibul wax amul ndam lu kenn dingatul libération nañu président Macky Sall démb ca Touba tapis rouge lañu ko lalal Source ne ko ngan gu neex la fa def ci Direct Info Macky Sall di fa wax Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ne ko xam naa bu baax a baax ni nga ma jàppale sa taxawaay ci man dara ump ma ci réew mi quotidien nañu dëkk boobee mu di Touba sang bu tedd ba fa toogal sëñ Bamba di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou teg na fa ab code de conduite am na juróom-benn mbir yu muy bañ ca dëkk ba Les Échos mi ko tuddee code pénal ne ñu ëpp na juróom-benn ca Touba xalifa général des mourides nee na bëggu fa sàngara bëggu fa carte bëggu fa maaman di wàllu charlatan bëggu fa musique bëggu fa lamb bëggu fa football bëggu fa it dorog ak yu ni xeetoo te mboolem yooyee ñu fay bañ ku ko fa def danañu ko diggaale ak yow ñun nañu ànd dem ci Source A caution bi ñuy laaj gaañ ngir ñu mën a bokk ci élection locale yi journal bi nee nañu mi ngi toll ci 20 millions démb la ko ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye siiwal Sud Quotidien nañu lu aju ci élection locale yooyee ñi fare ci kujjeg politique gi mu di opposition bi ñoo ngi ñaq-ñaqal ji ci nguur gi teg leen pression ngir bañ ñu reporter ko li ñu bëgg mooy élection locale yi ñu amal ko ci date bi ñu ko jàpp maanaam benn fan ci weeru décembre pouvoir bi di leen xamal ne bu desee ci ñoom rek duñu ko yàggal bu yàgg ba léegi ñoo ngi dégg ci réew mi turu Maxime Jean Simon Ndiaye te xamuñu dëgg-dëgg mooy kan l'Observateur xëy nañu wax lu bari ci moom Maxime Jean Simon Ndiaye juróom fukki at la am tey ji mooy secrétaire général bu gouvernement bi l'Observateur nañu Maxime Jean Simon Ndiaye mu président Macky Sall palais boolewu leen cere ku sëb lañu ñoo nga àndee ci àll ba cin li boolewu leen 2003 ci la ñu xamante bi Abdoulaye Wade jëlee Macky Sall def ko ministre intérieur ci ministère ba fa la fekk Maxime Jean Simon Ndiaye ab liggéeyam doy ko jikkoom neex ko bi ñu ko defee premier ministre Macky Sall war a jóge ministre intérieur di dem primature yóbbaale Maxime Jean Simon Ndiaye jóge primature di dem assemblée nationale yóbbaale ko ba ñu ko dàqee assemblée nationale moom Macky Sall Maxime Jean Simon Ndiaye fabu buubi kalmaña ngandam topp ko ba ni ñu àndaatee ñoom ñaar dugg palais de la république l'Observateur nañu Maxime Jean Simon Ndiaye mooy nit koo xam ne kenn du ko dégg ci dara l'agent secret du palais la ko journal bi xëy tuddee ku lakk mburu tudd ab dëkk nañu des ba léegi ci l'Observateur
l'observateur ca page 7 am lu yéeme moo fa xew ma nga xewee ca Kolda ñetti sage-femme ñoo tuumaal benn gendarme ne gendarme bi da leen a violé ñoom ñett ñëpp. Mohamed Ndiaye ñu sant la gërëm la sant leen yéen tamit ci safo bi ak kóolute bi dig leen daje ngoon ci kàttanu yàlla desandi leen ak programme yu télévision Futur Média kenn dalal jàmm lañ leen di ñaanal di ko sàkku ci yéen.